alors maa ngi leen di gërëm di leen sant waa Diourbel di gërëm la presse locale diourbelloise ci seen taxawaay ci seen itte ak ci nit ñuy gunge dëkk bi nga xamante ni dëkk bu màgg la dëkk bu kawe la dëkk bu am rôle bu historique la ci jaar-jaaru Sénégal ci taarixu Sénégal bi ñu fi tàbbee ba tey cant gu mag la ñu amee ci ñëw saafonte ak dëkk bi nga xamante ni dafa bari ay jeexital yoo xamante ni dafa am lu muy dellu ci sunu mémoire collective ak ci sunu histoire collective waaw Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu li mu def fii ci ay at néew na fu mu ko def wala fii rek la ko def mu nekk ay at yoo xamante ni taxawal na fi sunu borom tasaare fi leeru yàlla taxawaay boo xamante ni bu am solo la ci moom foofu liñ ci jànge ci moom mooy état d'esprit waaw mindset bi nga xamante ni moom la amoon nan la trouver la liberté ba nga ñi ko jàppoon ne dañ ko xañ liberté ci biir entrave boobu moom ca la defee liggéey bu rëy pour wax ne rek force am na ñu koy jàngale SWOT transformer les faiblesses en force les menaces en opportunité moom moo ko jëmmal nag ñun dañ ko théoriser waaye moom faiblesse bañ jàppoon ne moom dina ko am ci la trouver force am menace ba moom la def une opportunité pour def liggéey bi nga xamante ni moom la fi def di ziar bu baax a baax aussi sunu mbokk yi nga xamante ni moom mooy waa kër Maam Thierno Kandji démb ñu dem fa ñu teral ñu defal ñu teranga ju yaatu tijjal ñu seen bunt ñu jële fa ay dars yu bare di ziar suma waa kër Maam Cheikh Ibrahima Fall tey jii dem nañu ca barab ba ziyaare fa jël ci jeexital ya jële fa tamit ay ndax foo ci dem li gën a am solo bu ñu la ko wanee mooy leçon ya nga fay jànge loolu moo am solo te ñooñu ñëpp ma tudd tey lenn rek moom moo tax ñu des ci histoire loolu moo ñu yëkkati mooy dañoo jógoon ne doomu aadama dignitéem du ñu nangu ku ko salfaañe lii rek moom moo tax ñu des ci histoire diineem du ñu nangu ku ko salfaañe te li ci jiitu mooy dañuy fexe ba nit ñi dañ ci réer ñoom ñëpp ñu nekk ci jàngale ginnaaw ba ñu jàngalee ba pare ñu daal di ciy dolli itte bañ ci dollee itte ba pare ñu xam ne yàlla tool bi gën buñ koy xëyal mooy doomu aadama yi ñu taxaw ci doomu aadama yi ñii ma fi tudd ñëpp lii moo tax ñu des ci histoire lii moo tax tey ku dajeeg seen i sët di leen teral di leen sargal parce que seen maam jóguñu woon ci doomu aadama yi loolu nag ñun moo ñu yëkkati c'est ça le sens de notre engagement politique amul leneen donc ginnaaw bi ñu leen gërëmee ba pare di gërëm aussi ñi nga xamante ni ñoom la ñu àndal liggéey bi si dëkk bi ñi nga xam principalement ñi nga xamante ni ñoom lañ fi investir muy Pape Thiam bi nga xamante ni moom moo jiite Diourbel d'abord nekk un digne fils de Diourbel inspecteur des impôts et domaines nekk koo xamante ni aussi élection locale yi nattoon na boppam am ci waa Diourbel yoo xam am nañ yaakaar ci moom ñu leen di ñaan yaakaar jooju ñu dëggal ko fi nga xamante ni moom mooy assemblée nationale jox ko une légitimité boo xam dina ko permettre liggéey bi mu mën ko eggale foofu nga xamante ni moom mooy assemblée nationale di gërëm bu baax aussi soxna Astu bi nga xam Astu Sène bi nga xamante ni moom la ci àndal mu nekk jàmbaar nekk ku nekk ci développement te liggéey bi ñu ko yëkkatee dañoo bëgg a ànd dañu ne woon yàlla na suñu borom dimbale ñu ànd ak ñi mën ak ñi xam waaw loin des caprices de politiciens ak des combines bëri de politiciens waaw parce que nous ne sommes pas des politiciens professionnels tey jii au soir du 31 juillet lii ñuy dagaan suñu borom suñ ko amul dañuy delluwaat suñu liggéey dañu am métier ba pare waaw donc on ne vient pas en politique ni pour les honneurs ni pour les privilèges ni wut quoi que ce soit li ñu indi en politique tey mooy ndono mag ñi ñu sàmmal leen ko parce que tey jii ñoom ñëpp gars yi fexe nañ ba tuddee leen ay chefs religieux c'était des hommes politiques purs et durs homme politique du kenn koo xamante ni lu dul ki yittewoo nekkinu askanam ñoom nekkuñu woon rek di dem ci jàkka ja di ñëw wala ñuy woor rek wala ñuy natt asaka rek déedéet ñoom dañoo xam ne pratique cultuelle yooyu nga xam yaa ngi koy def daf laa war a yóbbu ci nga ittewoo doomu aadama yi am ce qu'on appelle l'empathie cette capacité de la personne à se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce que cette personne-là di ressentir la muy yëg nga yëg ko soo gisee ku nekk ci naqar nga nekk ci naqar soo gisee ku nekk ci jafe-jafe nga jël place am soo ko ci mënee dimbali nga dimbali ko pour génne ko ci tappale yii politiciens yi nekkee Sénégal moo tax 63 ans après ñu posé tey jii ci njaareem 2022 ñuy waxtaane mbay mi nga xam doxul fii ba tey bay dunde la ñuy def ak bay weccee loolu moo fi am ba tey te li mu am ci ay potentiel tubaab bi sax moo ëppoon vision ñi wutu tubaab bi ndax dëkk bu ci nekk tey assigné woon nañ ko une responsabilité ñi ay comptoir commercial fu ñu yóbbu raay ba rek transport de marchandise moom moo taxoon wala transport de matière première ñun léegi xool ana seen raay bi ana raay bi lépp dee na
ak métiers yi nekkoon ci ginnaaw yëpp tous les tey jii ISEP bu Thiès bi métier bañ doon fa génne nga xamante ni mooy dem ci wàllu ferroviaire module boobu dañ ko mujj fermer parce que boo génnee fooy liggéey alors que y avait loolu moo nekkoon sax di dundal suñu dëkk yi animation bi nekkoon ci ginnaaw moo tax mag ñi di wax ne démb dàqoon tey alors que la promesse républicaine mooy que chaque génération devrait vivre mieux que la précédente c'est ça la promesse républicaine la république est une promesse elle est née pour que ñu jamono bu ci nekk ñii ñëw liggéey boo xam sacrifier ci seen bopp loo xam ñii ñëw dinañ dund gu mucc ayib waaw tawfeex bi ngeen am yéen en tant que journaliste tey ci wàllu technologie journalistes yi leen jiitu amuñu ko woon waaye ñi nekk ci secteur boobu dafa amoon ñu tëju ci ay laboratoire bàyyi àdduna pour liggéey micro bi liggéey caméra yi ñooñu amuñu woon jotu fo waaw ba ñu dellu ne rendre nañ service seen humanité sëñ bi àdduna du pour fo du pour caaxaan pour liggéey la pour sonn la pour teggil coono ñuy ñëw la ñun liggéey bi foofu lañ ko yóbbu nekkuñu ci ay du savantisme déviant wala soit de l'intellectualisme sans âme nekkuñu ci loolu waaw ni gars yi di defee yëpp mën nañ ko waaye tànnuñu loolu ñun dañoo tànn wax ak askan wi li nga xam mën nañ ko dégg waxi nit waaw ñoo ngi wax ne Sénégal dañoo soxla ndëpp national Sénégal tarbiya national lañ soxla waaw defaraat xol yi defaraat xel yi defaraat ruu yi lii taqale nit ñi jaru ko lii tax nit ñi di bàyyante jaru ko lii tax nit ñi di rayante jaru ko alalu àdduna rek la te fii la yem kër yi ñu dem yëpp di ziyaare tey ka ko sancoon taxawaloon loolu nga xam tax na seeni sët am fierté ci ñoom nekkatuñ fi tey anañu seeni jëf rek moo leen di fekk fañ nekk donc il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux waaw mais wax ci rajo bi wala wax ci télé bi loo xamante ni kenn ñemewu ko yóbbul sa kilifa mu déglu ko ndax politique déedéet xeex ndax politique lañ sante ndax politique saagante ndax politique je demande li may ñaan la jeunesse diourbelloise mooy ñu xam ne seen avenir moom moo nekk en jeu ñu xam ne ñi leen war a taxawuñ leen dañ leen di jëfandikoo ci politique dañ leen di utiliser ci politique waaw loolu moo tax ñun kàddu yi ñuy yëkkati di leen wax ne leen roy leen ci Mame Thierno Kandji ngeen dem jéem koo xam roy leen ci Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridine ngeen dem jéem koo xam roy leen ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ngeen dem jéem koo xam am nañ ci patrimoine culturel historique loo xamante ni soxlawul ñuy xool feneen loolu nañ ko jëfandikoo et la presse a un grand rôle à jouer dans ça ñu dimbali ñu ci élever la parole dans l'espace public que ceux qui savent parlent que ceux qui savent gouvernent ñi xam di wax xiiroo bi bari na ŋaayoo bi bari na bëgg nañu werante ak weerante bëgg nañu weerante loolu taxul nga suur taxul nga jàng taxul nga dem école taxul nga faju taxul it nga am technologie boo xamante ni aujourd'hui mooy tax nga jël en charge les métiers du monde moderne yi nga xam ñoo nekk ci numérique li nekk ci numérique aujourd'hui ak entrepreneuriat innovation technologique kenn xamul ni mu toll où est la place de l'innovation technologique à Diourbel où est la place du numérique à Diourbel où est la place de l'industrie à Diourbel anamu c'est le désert total une région totalement oubliée léegi nag ñun loolu la ñu bëgg a dem assemblée nationale wax ko fa xulool ko fa daal di koy yëkkati évaluer li ñu fi jot a def ak li ñu fi war a def ak impact yi li ñu fi def it ban impact lay am waaw loolu mooy aujourd'hui l'enjeu de cette élection là l'enjeu de cette élection n'est pas dans un affrontement partisan l'enjeu de cette élection c'est le Sénégal c'est la gestion des ressources naturelles c'est la gestion des ressources humaines yaa ngi dégg ba sañe bi l'Afrique le Sénégal dañoo sañe ba mu ëpp sañe nañ ci suñu ressource humaine fuite des cerveaux sañe nañ ci suñu ressource naturelle or bi gisuñu ko zircon bi gisuñu ko phosphate bi gisuñu ko pétrole bi léegi nag ku ndóbin rey samam boo gisee lu ñul daw gisuñu woon lële ñu bëgg a dalal suñu xel ne lii dinañ ko gis te ñi sàmmoon lële ñoo fi bëgg a sàmmaat lii donc c'est pas possible c'est ça le vrai enjeu ñun loolu moom moo ñu yitteel Alimatu c'est ça qui nous intéresse et c'est ça la ñu bëggoon Sénégalais yëpp dégg ko ñëpp itteewoo ko ñëpp xam ne ñun lii moom moo ñu yëkkati suñu bopp rek taxul ñu jóg parce que ñoo ngi sant suñu borom waaw li ma jàppit mooy Pape ku mel ni Pape Thiam tey bu doon boppam rek moo tax mu jóg mën naa def comme ay moromam nekk dans son confort lekk xaalisam daal di kii di gërëm bu baax nag ñi nga xamante ni ñoo ñuy gunge booba ba tey mooy le mouvement les serviteurs yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Diourbel su ma ci limee Ngoone rek mu doy
su ma ci limee Joxaane mu doy su ma ci limee Aziz mu doy ak xale yi nga xamante ni yëpp ñoo ñuy jàppale di ñu accompagner ci liggéey bi nga xamante ni moom la ñuy def. Mouvement des serviteurs état d'esprit la dynamique la boo xam dafa am fu mu jógee am fu mu jëm wëruñu sax ay militants ay serviteurs la ñuy wër des gens qui ont servi et qui veulent servir ku ñëw Diourbel nag waxtaanee xitma loolu mooy servir servir c'est la plus haute station de la seigneurie Cheikh Ibrahima Fall servir rek moom moo tax mu des ci kaw suuf turam des ci kaw suuf yéen doo liggéey fanaanee root bu dee tur wi amoon na ko bu dee daraja ji amoon na ko bu dee alal ji amoon na ko mu jël lépp nekkal doomu aadama yi nekk jàmbaar ci wàllu agriculture nekk jàmbaar ci weeru élevage ba muy def maraîchage fii di bay ay fruits et légumes boobu ñu koy def Sénégal bariwul waaw ba muy def transfert de technologie et de compétences ci hollandais yi ñëwoon Sénégal am seeni comptoir commercial boobu soriwul donc dañu am une régression bu mag a mag a mag mais loolu il faut que ñi yëngu ci agriculture ak pêche ak élevage xam ko xam ne nekkuñu woon rek ay góor yu doon toog noonu rek di dem ci kii képp ku fi toog di lijjanti sa bopp histoire du la fàttaliku waaw histoire du la fàtte parce que tu auras choisi d'être dans le mauvais côté de l'histoire le bon côté de l'histoire ce sont les hommes et les femmes yi nga xam dañoo décider di xoolee pour ñeneen ñi nelaw di nekk ci naaj wi pour ñeneen ñi nekk ci kër gi ñun loolu la ñu yàlla tànnal ñu ko ciy gërëm bu baax di ko ci sant di sant waa Diourbel bu baax di sant kilifa yi bu baax a baax a baax a baax di ñaan ñoom ñu ñaanal ñu ndax fii boo fi ñëw di waxtaan ak nit ñi am na leneen loo xamante ni moom nga fi wut si muy ñaan ak ziar ndax ay pàkk yu sell ñoo fi nekk ay Medinatul Munawwara moo fi nekk ay Makkatal Mukarrama moo fi nekk ay barab yu am solo ñoom ñoo fi nekk yoo xamante ni vision la état d'esprit la ambition la dëkk yu am solo la donc ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex